asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ñi ngi am mbégte ubbi li nga xam ni moom moo di mbënn mi action mu nekk rek lu nga xam ni dañ koy def bés bu nekk di ko jagleel askan bi ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi nga xam ne tey jii mbënn mi laal na leen bi nag nekk premier numéro ginnaaw plateau spécial bi nga xam ne defoon nañ ko ak ay techniciens ñu wax ci seen xalaat léegi nag tey jii ki nga xam ni moom la ñuy njëkk a dalal goxam ci gox yi gën a impacté la bokk wala bokk sax tey bu ñu doon xayma ban gox moom moo gën a sonn ci mbënn mi diwaanam lay doon muy Kër Massar ñuy dalal monsieur le maire Mamadou Moustapha Mbengue di ko massawu d'abord parce que xam nañ ni bi mbënn mi ñëwee ak léegi nelawatul moom ak équipe am ñi ngi ci terrain bi suba ak ngoon guddeeg bëccëg ngir jàppale askan bi mais mu nekk situation bu nga xam ni situation bu méttee métti la waa Kër Massar di dund monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. waaw Malick maa ngi lay nuyu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga bokkal télévision bi commencé ko ci directeur bi wàcc ba ci suuf et di nuyu tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers ITV nekk fii ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew di masawu tamit aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbënn mi tey di sonn ak ñi nga xam ne tey perte nañ ci ay bakkan ñooñ ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci yépp tamit ñu ngi leen di jaale seeni mbokk. jërëjëf monsieur le maire xam ngeen ni président de la république bi taw yi wàcce rek ci la déclenché plan Orsec jël fukki milliards dugal ko ci ni nga xamante ni ñoom ñoo di ministère de l'intérieur ak ñépp ñi war a yëngu ci wàllu mbënn mi ñi ngi ci terrain bi kenn ku nekk di def sa kem kartan bi nga xamante ni nii fan yële taw yi wàccoon na am na situation bu amoon Kër Massar dañuy dem ba Kër Massar ànd ak Pape Alioune Sarr ci reportage bi mu ñu defal ngeen gis ni Kër Massar ci gox yi gën a sonn wala mooy gox bu gën a sonn ci mbënn mi ñu xool reportage bi dellu siwaat ak monsieur le maire ci situation bi actuellement nii. mu mel ni ci dex la ñu nekk am ay xale sax yuy dugg ci biir ngir fii ak taw bu metti bu daanu ci Ndakaaru unité 3 Parcelles Assainies bu nekk Kër Massar daal di nekk ci mbënn bu metti bii xew fii ñun lu ñu jaaxal la du woon lu ñu mës a xalaat te man yàllaa ma defal sutura ndax ba may tabax sama kër musuma imaginer xaw ma woon sax lu inondation dama ko daan dégg nii rek un mot comme ça mais musuma si teg sama bët ndax fii nu mu tudd Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque. mbedd yi fees dell ak i ndox li tax ndaw yi daal di muul ay gaali ndaw yu ñuy defaral seen bopp ñoom ñii di dox yenn yóbbal yi ndaxte jafe na lool ngir nit daal di wàcc ci suuf. ba ndox bi amee fii rek lañ commencé defar ay gaal pour di dox yónnent yi. seen waajur yi est-ce que yëg nañ ni yéen a ngi def lii ñoom duñu ragal dara. non ragaluñ ci dara la. yëg nañ ko. waaw yëg nañ ko ñoom xam nañ sax ñooy defar gaal ñoom suñ bëggee dem sax ci lañ leen teg yóbbu leen ba tali ba ñu mën a dox seen soxla. ci biir kër yi foo dugg fekk fa taw bu bëri matériel yu bëri tamit daal di yàqu ci ndox mi am sax ñu bàyyi seen kër daal di dem feneen lii daal di metti lool. samedi ci ndox mi la ñu fanaan samedi fa lañ fanaan ndox mi ball di ñëw jóge fu kenn xamul jékki-jékki néeg yi fees dell kër gi fees dell amuñu fu ñu jaar lal yeeg fauteuil yeeg yëpp a ngi ci suuf. ay Parcelles Assainies yu ñàkk ay assainissement yi tax ndox mi daal di mën a dem su tawee pare ci 2007 si la njëkk a dëkk si gox yi waaye jamono ji ndox mi daal di nangu fépp. monsieur le maire situation bu doy waar moom la ñu gis noonu te démb yi tamit am na taw yu intense yu nga xam ne wàccaat na ci Ndakaaru ak li ko wër mu mel ni que liggéey bi nga xam ne sax ñi ci terrain bi ñu ngi ko doon def taw boobu ñëw na encore indiwaat yeneen jafe-jafe image yi bi nga ko gisee ak situation bi ban commentaire nga ciy def. waaw commentaire bi ma ciy def rek Malick mooy dafa nekk lu metti loo xam ne actuellement nit ñi ñu ngi koy dund. waaye nag war nañu xalaat si ginnaaw lu tax lii am ak tamit lii lan mooy solution yi. voilà lu tax mu am d'abord. lu tax mu am boo xoolee tey fii ñu wane présentement Parcelles Assainies la mais Parcelles Assainies yi unité 3 dafa nekk côté bi nga xam ne moo gën a baax boo xoolee ndox yi jóge ba Jaxaay ba quartier Baye Niass
Alaaji Paate yëpp jël unité yëpp jël cité Camille Basse jël cité UCAD jël pénitence Daaru Salaam foofu yëpp ndox yooyu yëpp dafay converger ñëw fii ci unité 3 ndax mooy point bi gën a baax moo tax ndox yi am yenn hauteur yi ba tey jii nga fay mën di dawal ay gaal wala nga fay mën di dawal ay Zodiac donc loolu tamit li ko gën a yokk mooy benn dañuy xam ne Kër Massar zone des Niayes la suñ ne zone des Niayes dafa daan am ndox mi daawul sori napp bi maanaam boo wàqiwee rek da ngay jot ndox bay ay jamono bekkoor am na Sénégal ñu maasale ko defar fa ay Parcelles Assainies mais même bi ñu fa defee parcelles yi su doon def nañ fa assainissement kon tey du ñu am problème bii sax. yow bi ñuy dogguma la sax monsieur le maire. maanaam yow situation bi da nga ko fi fekk hérité ko wala yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo dagg Parcelles Assainies. waaw dama ko fi fekk hérité ko. parce que Parcelles Assainies yi depuis mën naa wax ne 2005 la nit ñi commencé di dëkk bu am solo nii. développement bi commencé galopante nit ñi bari. mais bi ñuy defar projet bi boobu président Ablaye Wade moo fi nekkoon boobu jamono yaakaar naa ne Parcelles Assainies la ñu wax waroon nañ def assainissement bi surtout aussi techniciens yi nga xam ne ñu ngi doon ñëw ci zone bi war nañ xam ne zone bi zone ndox la mais defuñu assainissement defuñu dara bi mu tawee léegi taw yi boo xoolee changement climatique bi ren annoncé woon nañu ne taw yi dafay métti ñaap déggoon nañ ko ñun ñii sax jëloon nañ ay mesures yoo xam ne pour rek bu taw bi ñëwee mu bañ a metti et bind lettre le ministre de l'assainissement ministre de l'eau et de l'assainissement lettre mois de janvier laa ko bindoon lettre alerté ko ne ko li ñu dégg bu dee ne loolu day am Kër Massar fii dina doy waar il faut que ñu jël ay mesures balaa loolu am le ministre répondre mois de mars bi mu répondre mois de mars mu direction des inondations yónnee ñu benn agent bu tudd Madické ma boole ko ak sama chef de cabinet Matar Mbeng ñu waxtaan def benn réunion pour harmoniser xool mesure préventive yi ñuy jël yan la war a doon ñu ne nañu curer fexe ba canal yi fi jot a am nañ ko curer ndax am na ay canal yu am ci tali bi yoo xam ne ñoom foofu rek lañ daan verser ndox nañu fattar ñi canal yi tali yi aussi am na suuf ñu organiser ay opération de désensablement am na yoo xam ne sax par bëccëg lañ ko def am na yoo xam ne nañ ko def ak ay GIE yi ak ay association ñu si jàppale yenn yi ñu def ko guddi bi ñu defee loolu ba pare ñu ne nag nañ wut dispositif mettre ko en place comme ñun amaguñ ay canal ci côté boobu lu ñu fa am lu dul mooy ay machine pour pomper nañ teg dispositif mais dispositif bi ñu teg ñu renforcer ko parce que taw yi day yokk ñu def loolu mais dispositif bi ñu teg liñ ci renforcer yaakaar ne taw bi bu ñëwee loolu dina ko mën a jëli far taw bi mu ñëwee doole bi mu indi la ñu xalaatoon mën naa wax ne fukkam sax tey moom moo ko fay mën a jëlee loolu moo tax mu am inondation ci zone yi nga xam ne tey jii amul canalisation amul benn assainissement amul dara. te boo koy seet de par le passé zone la yu nga xam ne ay sayaan ñoo fa nekkoon wala ay dex wala boog barab la yu nga xam ne dañ fa doon bay mbayum dër. bi ñu paree ñun interroger le passé gis nañu ne sur 60 hectares. li commencé foofu jël 60 hectares ça veut dire ay quartiers yu bari la loolu moo dex boobu moo dem ba Alaaji Paate moo law jaar Maam Dior moo dem Grand Médine moo dem ba Sotrac moo dugg quartier Bagnas moo jël Parcelles Assainies yi moo dem ba Jaxaay moo jël foofu yëpp zone boobu yëpp muy sur 60 hectares dafa nekkoon existé woon ñi fa yàgg xam wax nañ ko bi ñu introsé la passé xool yeneen plan yi tamit gis nañ ko kon donc foofu kenn même lu nawet lu noor sécheresse ñëw boo fa demee ba fay def ay habitation rek da nga waroon a def canalisation mais nag aussi am na ci yoo xam ne du ay habitation yoo xam ne état moo ko def am na fa yoo xam ne ay tool la ñi nga xam ne ñoo fa amoon ay tool di ay lébu ñoom ñoo ko dagal seen bopp jaayal ko seen bopp ci ay jamono yooyu dëkkuwaay xam nga ni mu jafee ci Dakar ci ay prix yoo xam ne yu yomb yenn yi sax dañ ko doon maye parce que bu ñu fàtte ne Kër Massar tamit village traditionnel la comme ni ñuy waxee Yoof di ko waxee Cambérène ak ñeneen te xam nga village traditionnel bu ñuy dagg seen suuf di ko mayee ak yooyu plan d'urbanisation bi mu war a am ak yooyu du ko am loolu yëpp nag day si bokk ci ay effets yoo xam ne bu dëkk bi feesee rek
forcément bu inondé rek dafay metti. dafay metti tey boo doon xayma ñi nga xam ne mbir mi impacté na leen ñu nekk ay famille xam naa ni boobaak léegi yéen a ngi ciy liggéey ñaata lañ toll. waaw boobaak léegi ñu ngi xayma di wax délégué de quartier yi saa yu ñu xëyee nañuy def recensement yi ñu koy centraliser ci ki nga xam ne tey mooy sama chef de cabinet bi nga xam ne moom laa joxoon pour mu gérer mbirum inondation bi ñu ngi toll ci 2401 familles. Actuellement ñi nga xam ne ñoom ndox mi tey dugg na seen biir kër nangu na seen kër impacté nañ tey ci ndox mi ci hivernage bi. mais ñooñu ban ndimbal la ñu war a xaar ci yow déjà en tant que maire. mais aussi ci nguur gi parce que tey mbënn mi ak ampleur bi mu toll amul benn mairie bu ko àttan rawatina yéen seen gox ak li nga xam ne moo fa am dëgg-dëgg. waaw mais du tee xam nga comme li ñu koy waxee rek inondation du compétence boo xam ne maire lañ ko jox. ne ko gérer ko xëy na ñu bëri nag xamuñu ne inondation sax. moo tax des fois nga gis gars yi naan ana maire bi. voilà mairie bi luñ boo xoolee maire bi rek xam nga maire moom comme moo nekk à la base moom. amul chance. lépp lu jóg rek ci kawam la jëm. mais quand même ñun dañ koy accepter parce que nit ñi bu ñu nekkee ci ay situation yu métti lépp lu ñu la wax rek war nga ko mën a muñ. masawu leen mais du tere ñun ñu dem vers ñoom. même man des fois sax bu ma demee fenn mu métti parce que dañuy yaakaar ne lii ñuy dund maa leen ko teg wala maa ko war a génnee. xamuñu ci dara bu ma ñëwee dañuy dal sama kaw. mais du tee du ma leen daw saa yu ma yeewoo chaque jour maa ngi sur le terrain. dinaa dem danaa leen assister dinaa xool ñi xamul tamit dinaa leen xamal leen ne leen lii du sama wàll man li ma war en tant que maire seen ñëw li ma am ci ay moyens mu néew mu bëri ma jàppale leen ko. su ma paree nag état mi nga xam ne tey moom moo ko fi war a jëlee muy compétence am ma jàkkaarloog état jooyal leen pour que état mu ñëw mën leen jëlee ci situation bi. mais nag nit ñi am nañ xel saa yoo leen expliquer rek da ngay gis neer yi day daal di wàcc. ñu daal di comprendre léegi nag commencé nag nga laaj leen yan solution ngeen yaakaar moo leen fi jëlee ñu wax léegi la nga ñëw fenn ñu ne la ñun am nañ moto pompe monsieur le maire carburant suñ ko amee. rek ñun dinañ mën a régler suñu problème nga génnee sa carburant. jox leen xamal leen ne lii ma leen di jox nag du li nga xam ne moom la état génnee pour mu dindi fi ndox mi. man dama nekk seen maire ñëw di leen jàppale lii samay moyen bopp la laa jël jox leen jàppale leen ko. leen nit ñi nga dem fekk ñu am problème mu dund parce que xam nga inondation li muy laal dafa bëri. da ngay fekk benn chef de famille boo xam ne da doon góorgóorlu di xëy di wàcc ndox mi téye ko ay fan liggéeyul. nga gis kër gi commencé am problème. nga wut sa ceeb say diwlin suukar sa yooyu yëpp. nga ñëw yëkkati jàppale leen. léeg-léeg nga dem si yeneen gox dara amu fa. amuñu moto pompe amuñu tuyau amuñu dara. su boobaa nga jël say moyen moto pompe yi nga mën a am parce que xam nga moto pompe yi mën a génne ndox dëgg-dëgg. seen puissance day fort. il faut mu commencer 300 ci bari adapté wul parce que ay moto pompe de 60 wala de 80. kooku pour kër gu am ndox nga génne ko ci biti wala mbedd mu taatuuti nga dindi ko. même hydrocureur parce que ñun le début doon nañ jël ay hydrocureur yi bi ñu koy loué camion bi benn charge 20 000 lu mel ni Sotrac dem naa fa yóbbu fa lu ma 10 camions hydrocureur benn jour fay leen kenn ku nekk def 5 voyages boo calculer 5 voyages kenn ku nekk bu ko defee presque day nekk 100 000 francs à la charge de la mairie. à la charge de la mairie ñu fay ñu génnee ndox mi ba mu jeex le lendemain mu tawaat ndox mi ëppaat sax lañ fa génne woon nga xam ne capacité bi lii dépassé nañ suñ ko toppee mënuñu ko génnee te du nekk dara. donc alors plan Orsec bi concrètement ban dispositif la déployer au niveau de Kër Massar parce que wax nga ko léegi. yéen def ngeen mesure de prévention. curage ak lu ni mel yëpp def ngeen ko. jël nga ay moto pompe di waajal nawet bi. bind nga ministre bi nga xam ne moom nga war a bind. loolu yëpp def nga ko mais terewul taw bi mu ñëwee. maigre moyens yi nga déployer. daf ko ëpp doole lool. fii mu toll nii situation bi dépassé na. maire dépassé na sax habitat yi donc tey jii état moom moo war a taxawu waa Kër Massar pour génne leen ci ndox mi parce que loolu mooy urgence bi alors quel est le dispositif qui est mis en place léegi dispositif bi ñu jël mooy xam nga sapeur pompier yi tey ñoom ñoo war a exécuter plan Orsec bi ñoom la ñuy jox les moyens pour ñu jënd ay moto pompe jënd ay tuyau ak personnel bi fa war a nekk ak carburant yeeg tout ça pour dindi ndox mi mais il faut ñu identifier point yi nga xam ne tey mooy point névralgique yi nga xam ne ndox mi fa lay gën a ëppee doole
soo xoolee la mairie ñun yàlla def na comme bi ñu nekkee maire ba léegi chaque année dañ daan inondé mais xëy na inondation bi dafa ëpp mais ñun chaque année dañ daan inondé donc amoon nañu ay points focaux yoo xam ne créé nañ ko si zone yi nga xam ne ñooy gën a am ndox ñu teg leen fa nga xam ne ñooñu tey bu sapeur yi ñëwee ñoom ñoo leen di mën a wax ne quartier bi moom moo gën a bëri ndox parce que quartier yi ko wër yëpp seen ndox fii lay daw ñëw moo ci gën a suufee fii boo leen fi tegee dispositif di ngeen mën a tamit verser bërëb tel parce que tamit li ñu gën a sonal déversoir si la bokk xam nga génnee ndox ñu ne amal moto pompe ak tuyau mais foo koy yóbbu surtout ndox bi ngeen gis si télé bi du ndoxu caaxaan ay millions de mètres cubes la waaw loolu boo ko ŋaccee voilà boo ko sottiwul foo ko war a sotti da ngay lor ñeneen da ngay lor ñeneen léegi nag il faut que ñu étudier ndox mi fan lañ ko mën a yóbbu le début am na ay canalisation yoo xam ne du temps de Wade bi jaxaay bi ñuy créé jaxaay mu métti lañ defoon mu mel ni ay Daaru Rahman canal yooyu jaaroon na fa jaar Grand Médine moo daan génnee ndox côté boobu Sotrac Grand Médine Daaru Rahman Aynou Madi Maam Dior génn ak ay Jàmmalaay wala Médina Kër Massar mais canal yooyu tamit aussi ay type PVC lañ ko defee woon ñun curé woon nañ ko mais bi mu tawee xam nga PVC ak diamètre bu ndaw bi day gaaw fatt mu fatt donc léegi nag fi ñu daan versé dañu demoon ci forêt bi rek wàqi defar genre bassin mais ndox mi ren bi mu tawee dogguma la dafa mel ni que exutoire boobu sax dafa demoon ba ndox mi mënatul woon jàll parce que exutoire boobu léegi sotteetul mais aussi boo xoolee quantité ndox bi ak ndox yi nawet yi passé ndox fu ñu ko daan yóbbu foofu ci exutoire bi tey boo xoolee mënatu fa nekk ndox mi dex la léegi il fallait que ñu yóbbu ko foo xam ne yoonu ndox la mu suivre son cours dem su dee côté bii tey nga xam ne moom la ñuy wane muy Camille Basse ba Jàmmalaay boobu ba Daaru Rahman boobu côté yooyu yëpp seen ndox ñi ngi versé ci forêt classée bu Mbaaw mais forêt classée bi am na yoon boo xam ne tey marigot wu Mbaaw bi yoon ndox mi day jaar noonu boo xoolee route nationale bi ci suuf da ngay gis marigot bi dañu def benn tunnel ci suuf foofu la ndox mi di jaar di dem géej léegi foofu soo ko jotee rek boo ko fa versé ndox mi day dem directement dina fa mën a jaar léegi loolu ONAS def na ci ay effort mujj nañ indi ay gros moyens ñu gas dugal ay PVC de 400 yóbbu ko PVC de 400 yooyu tey indi nañ ay moto pompe de 800 parce que boo xoolee fële def nañ fa ñetti moto pompe de 800 ak yenn moto pompe yoo xam ne 600 300 kon boo xoolee plus de 2000 mètres cubes dañ ko fay mën di jaarale di ko génnee te ba léegi ndox maa te ba tey ji boo xoolee ay est-ce que mat na 20 centimètres li demagum alors xaaral ma jël kenn ku nga xam ni xam nga ko lool muy le jaraaf de Kër Massar Aldo Diop moom tamit nekk jàmbaar di jàppale askan bi di jàppale monsieur le maire ci wàllu liggéey bi parce que keroog bi ma koy oo naan ko monsieur le maire laa soxla dafa ma ni ñi ngi nii ci forêt Mbaaw wi ci exutoire bi di xool nu ñuy def ba fattar ñi ko pour ndox bi mun a jàll alors Aldo jaraaf ñi ngi lay nuyu maa ngi nekk ak monsieur le maire Moustapha Mbengue pour xool situation bi am foofu ci Kër Massar yow yaa ngi ci terrain bi monsieur le maire wax na jafe-jafe yi askan bi dund ak i tamit matuwaay yi nga xam ni jël na ko ak matuwaay yi état bi jël mais terewul ba léegi ndox mi ma nga fa ban jàngat nga am ci situation Kër Massar ak lan mooy saafara si dëgg-dëgg. waaw dama koy nuyu d'abord di ko masawu. ndax situation bi allo. oui monsieur le maire ñu ngi lay dégg déggal ma ni monsieur le maire Aldo Jaraaf ñu ngi lay dégg. waaw Malick dama lay nuyu d'abord di la remercier di la féliciter surtout ci émission bi. merci. et di nuyu député maire Kër Massar di ko masawu. lay fay bu baax Jaraaf. puisque fa coono yem mi ngi ci sonn du matin au soir. mbir mi nag ren mun naa ne sax Sénégal yëpp la mais Dakar pratiquement Kër Massar moom ni mu mel ren musu ne mel. loolu nag mbiram suñu borom la. situation Kër Massar moom yéen a ko gisal seen bopp. état mu nga fa parce que li ñu mobiliser ren ci matériel sapeur pompier yi ñëw indi ko pour la première fois man xaw ma woon ne matériel bu toll noonu dinañ ko utiliser uniquement pour pompage phénomène la
donc ñun ñëpp dañ koy accepter li mu wax yëpp maa ngi koy suivre dëgg la ndax canalisation ba fa nekkoon jaar Daaru Rahman du ma ci dellu si waat canal bi PVC la quantité ndox yi nga xamante ne si moom mooy jógee ci yeneen gox yi di ñëw Daaru Rahman mënatu ko démb bi may woo dama ne la fi nga xamee ne fa la ndox yëpp di versé dafa am tifa muy bara booleeg yeneen ñax yoo xamee ne moo doon empêché ndox mi dem may profito Malick di remercier di féliciter xale yi nga xamee ne mooy waa kër Alaji Paate waa Daaru Rahman pratiquement jeunes yi Kër Massar yëpp nga xam ne démb dañoo mobiliser wu sapeur pompier yi abal ñu équipement ñu dugg ci biir dex yi pour dindi tifa bi ils sont à féliciter lii nag du Kër Massar yëpp parce que une partie bi nga xam ne am na canalisation muy Kër Massar village les Parcelles Assainies am na fa ay bassin yoo xam ne bu tawee dafay dem léegi nag li ñuy ñaan rek mooy état ñu yokk lii nga xamante ne si jot na fa am ba bu ëllëgee xëy na ren ji dina metti mais deuxième phase bi nga xam ne mooy canalisation bi bu commencé ay Numadi Daaru Rahman Alaaji Paate jëm vers les Parcelles Assainies dootuñu wax problème mu mbënn au niveau de Kër Massar s'il plaît tajji mais nag ndox mii ngay gis nii boobaak léegi sapeur pompier yi nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg mais maire mënul nekk fépp 140 quartiers Kër Massar ëpp Guédiawaye le maire bi mënul la nekk fépp population yi aussi nañu comprendre ne maire mënul nekk fépp mais nag maire moo fi ne nit ñi gisuñu xamuñu président mais effort yi état def au niveau de Kër Massar dama ne man de en tant que jaraaf en tant que citoyen te je suis au conseiller moom conseiller am la xam naa ne am nañu effort yu mu def kon une fois de plus ñu ngi gërëm état ci effort yi nañu ko yokk bon démb dem nañu am nañu tey possibilité am na fa ay bassin yoo xamante ne si pour votre information peut-être maire yëgul loolu état jël na décision ba nga xamee ne genn wàllu ndox bi bu bii di dem Mbao bii dafay dem vers les bassins mu continuer dem vers la mer de Tivaouane Peulh loolu aussi ñu ngi ko ci apporté di la gërëm une fois de plus di féliciter di gërëm monsieur le maire di commencé wu ndax yëf yi nag ñoo ko bokk waaw ku ci nekk aussi li nga xamee ne fa nga féete ah waaw na nga ci jàpp rek une fois de plus ñu ngi remercier vraiment état ci effort yi ñuy def parce que plan Orsec bi nga wax effectivement plan Orsec bi ñoom commencé woon nañ ko bu yàgg pompage bi yàgg na boobaak léegi ñi ngi ci moo tax ñu ngi gërëm état aussi ci loolu jërëjëf gërëm di la sant Malick merci beaucoup le jaraaf de Kër Massar muy Aldo contribution bi am na solo monsieur le maire. am na solo lool maa ngi koy nuyu de passage di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bu ràññeeku bi mi nga xam ne mi ngi koy def parce que moom laa gis muy seul personne boo xam ne bu tolloo ci jamono ji fu ma tourné dinaa ko gis sama ginnaaw lu mu mën ak lu mu mënul yépp mu ci taxaw di ko jéem di ko def di sant tamit mouvement citoyen yi nga xam ne ñu ngi Kër Massar ndax koñ boo dem tey fekk nga fa benn mouvement boo xam ne composé des jeunes ñu taxaw ñii ñi ngi taqale ay raakool di kolente ñii ñu ngi lijjanti ay moto pompe ñii ñu ngi lijjanti carburant lu nekk ñu ngi koy jéem mais loolu moom mooy taxawaayu citoyen dëgg parce que war nañu xam ni monsieur le maire mënul lépp mairie bi àttanul lépp askan bi fokk ñoom ñu jàpp ci ñi nga xam ne ay borom barke lañu te dëkk Kër Massar te yàlla may leen as tuut solidarité dafa baax ci situation yu mel nii dëgg la solidarité daf ci baax bu baax a baax moo tax toujours dañ leen di gën a woo rek gën a ñaax pour que ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si ku mel ni Dame Diop Mansour dinaa ko sant bu baax gërëm ko ndax moom tamit jàpp na ci jox nañu jëm dimbali nañu ci carburant pour def ndimbalam ci loolu mais du Dame Diop Mansour rek moo nekk Kër Massar ndax yow bu dee yàgg nga dugg Kër Massar boo xoolee immeuble yi ci bunt booy dugg entreprise bu nekk mi ngi fa ku nekk mi ngi fa commerçant bu mu nekk bu mag bu nekk ma nga fa parce que léegi tey li nekk Dakar yëpp daanaka ku ci ne am nga benn ruq Kër Massar ndax Kër Massar dafa màgg wax na la ko 140 quartiers dafa rëy man su ma gisee benn Massar waa bu toog ci télé ne ñun gisuñu maire dégguñu maire deful dara dama naan kii est-ce que mi ngi Sénégal léeg-léeg nag peut-être
rax na politique. léeg-léeg nga gis ñu koy def ñoo xam ne c'est des politiciens. dañuy jéem a saboter wala jéem a yàq der mais léeg-léeg nga gis ñoo xam ne nag peut-être ñàkk xam la. mais dama ne 140 quartiers boo ko doon xayma chaque jour maire dem ci benn quartier day nekk 5 mois. boo jëlee 140 divisé par 30 mu jox la 5 muy 5 mois. loolu am na njëriñ sax dem ci quartier yi mais li gën a am njëriñ. mooy taxawu sa askan. jooyal sa askan. fexe ba sa askan problème bi nga xam ne tey dal na leen mu jeex. te tey jii loolu ñu ngi siy def foofu nag laay ñëw monsieur le maire parce que li ñu dese ci waxtu presque jeex na. mooy l'avenir. c'est-à-dire lii moom. mooy situation d'urgence. moo xam dañ ko war a régler. mais pour génne Kër Massar ci situation bi définitivement il faut mu am ay investissement de grande envergure te loolu état moo ko attan. alors est-ce que loolu aussi état bi mi ngi ciy xalaat pour génne askanu Kër Massar ci jafe-jafe yi at bu jot. nawet bu jot. non loolu état sax commencé na ko. commencé na ko depuis 2017. j'espère que du politicien bi mooy. non du politicien parce que xam nga monsieur le maire. ab maire moom waroo sax faale maanaam politiciens yi ci kaw. non ndax yow gox lañ la dénk waa gox ba yow bu ñu yeewoo yow la ñuy gis luy jëmale sa gox kanam moom fii bu dóor ci taabal jotee da nga war a dóor ci taabal. parce que sonn nga. alhamdulilah rabbi alamin parce que yaakaar naa ne tey kii nga xam ne mooy chef d'état di son excellence le président de la république Macky Sall. xam na ma bu baax a baax. xam na sama franc parler. dëgg la population Kër Massar tamit war nañ xam ne man toujours maa ngi leen di jooyal ndax maa ngi def ay émission depuis boobu ba léegi. te sama defee émission maa ngi wax li nga xam ne moom lañ koy dund. maa ngi dem tamit di leen fekk di xam la ñuy dund di woote pour la ñuy dund loolu ñu génn ci. mais li may wax aussi dafay baax médias yi tamit aussi des fois sànq rek am na benn waxtaan ma doon waxtaan ma ne tey mbënn mi am na médias yu bëri ñu ngi may invité maa ngi fay dem di wax. mais jamono bi nga xam ne mbënd amul dara amul ñuy liggéey baaxoon na tamit état médias yi ñëw ci loolu ñuy liggéey invité ñu wane ko. kon tey suñ tolloo fii woon naa la fi en coronavirus bi fekk si naa la waaw coronavirus def nañu liggéey bu am solo ci action mais si lii may wax ni muy projet. xam nga président de la république bi mu faloo dafa créer benn programme de lutte contre les inondations moo indi coow lii ñuy wax ay 750 milliards fu mu dugg ak mu nangam. mu def ko ay tëgg ko ci ay phase d'urgence phase court et moyen ak phase long terme. phase bi mu njëkkee muy d'urgence bi def na ko mais ñun li ñu ci concerné pour ma gàttal comme da nga ne temps bi dafa gudd bu ma naree toj projet bi du fi xaj mais ñun li ñu ci concerné muy projet de gestion des eaux pluviales commencé na Kër Massar en 2017 lan mooy projet lan la def Kër Massar waa Kër Massar ak may dégg télé laa nekk ñi ngi canaliser defar nañ ay canal yi ñu def ay bassin def éclairage public solaire def stationnement de pompage ci dex bi pour yóbbu ndox mi géej bassin yi ñu def ci ay espace de jeu pour les enfants def ci ay parking sportif route yëpp am éclairage public solaire ba pare ñu pavé ko si loolu bi ñu koy def dañoo étudier toj ay kër ndax xam nga ndox du fàtte yoonam. loolu dëgg la te comme ay habitation spontanée am na ñi dëkk ci ndox mi yëpp dañ leen toj foofu la canal yi jaar fi ndox mi daan taaje nga xam ne mënul génn nekk ay cuvette ñu yëkkati ñooñu yóbbu leen taw féex def foofu ay bassin donc projet boobu boo xoolee première phase Kër Massar ñetti phase la première phase bi pare tey jii boo xoolee travaux yi dinaa la ko yónnee après WhatsApp ci sa portable xaw ma di ngeen ko teg seen télé bi xam ne def nga xool côté boobu tey jii amuñu benn quartier bu ñu fay sonal ci inondation te foofu amoon na quartier yoo xam ne Sam-Sam 1 Sam-Sam 2 Sam-Sam 3 ni mu daan mel ci ndox maar day taal yi am na quartier bu ñu tuddee jardin li tax ñu tuddee ko jardin foofu moom ndox mi noor sax day am ñax mën nga fa sàmm tey jii foofu canalisation yi jaar na fa mais waxuma la def na restructuration village bi tey fu oto amul woon accès am na fa accès tey amuñu inondation léegi nag man li may wax su may plaidel sama population muy Kër Massar en une minute monsieur le maire. en une minute mooy président de la république projet bi mu def Kër Massar fa mu ko def baax na ndax amul inondation mais dañoo bëgg projet bi ñu naan phase 2 phase 3 dañu bëgg si ñaari at yi des ci programme de lutte contre les inondations yi mu accélérer projet bi ba fépp si Kër Massar mu yegg fa ba nga xam ne bu tawatee na ñële mel
amuñu ndox amuñu dara tey te doon ko am démb daan sonn démb ñun tamit ñu mën a ñooñu tamit mën a am loolu ba nga xam ne inondation dootu fa am te c'est possible ndax état am na doole am na moyen président su ko bëggee dina am naa yaakaar sax bëgg na ko ndaxte bi mu defee déclaration ñëpp dégg nañ sax mu lim quartier yooyu nga xam ne canal yi jaaru fa ne Camille Basse jaar Parcelles Assainies ñëw Alaaji Paate kon nga xam ne président am na information te xam na fan moo des comme xam na ko nag ba wax ko dañu bëgg mu def tous les moyens que bu ñu naan hivernage jeex na ndax kenn mënul gas ci biir ndox xam nañ ko mais bu ñu neen hivernage jeex na rek mu song liggéey bi egg comme ça Kër Massar beneen yoonati bu nawet jotee ñëpp mën a taxaw sax génn di ko féliciter di ko sant léegi nag maa ngi gërëm ñëpp vraiment ñi nga xam ne tey di masawu nag bu baax population Kër Massar wax dëgg yàlla mënumaa egg fépp mais bu ma sañoon bu ma génnee benn bés rek egg si ñëpp masawu ñëpp mais maa ngi def sama kéemtalaal kàttan fépp fu ma leen war a jooyal maa ngi leen fay jooyal lépp lu ma leen war a dimbalee maa ngi leen di jéem a dimbale donc kon nañ ko comprendre noonu rek xam ne Kër Massar moo yaatu ndax 2 fois le département de Guédiawaye la 26 kilomètres carrés 140 quartiers plus de 600 000 habitants c'est pas une mince affaire. monsieur le maire li nga yanu diis na alors moo tax ñëpp dañ la yërëm am na kenn ci askan bi ku nga xam ne mi ngi woon ci suñu locaux yi biñ ko laajee moom itamit ci ñi lay masaw la bokk muy Moustapha Diakhaté ñu déglu ko. maa ngi nuyu monsieur le maire Moustapha sama turandoo di ko masawu di masawu waa Kër Massar yëpp li nga xam ne moo fa am ren maa ngi koy yëpp muy lu ma metti lool ndax wax dëgg yàlla foofu ay jàmbaar fa dëkk waaye ren moom nawet bi mel na ne jekku na leen kon encore une fois maa ngi masawu maire bi di masawu population bi di ñaan waa Sénégal yëpp ñu jàppale leen rawatina ci di ñaan ci gouvernement bu Sénégal. mu fexe lu mu mën a def lu mu gën a gaaw pour ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir ndox ñu génne leen ndax jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ne moom lañ gën a soxla. loolu rek moom mooy wax ji donc plateau bi neex na lool li ñu waxtaanee monsieur le maire donte temps bi gàtt na l'essentiel wax nañu ko di massawuwaat encore une fois waa Kër Massar di wax état bi lu ñu gaaw waa Kër Massar xeeb nañu ko ndimbal gi foofu yi tamit soxla nañu ko lool ci jamono ji parce que bari na famille yu nga xam ni jóge nañu seen ay kër dem dëkkaani feneen wala boog sax ñu nga xam ne tey jii amatuñu fu ñu dëkk wala ñu nga bâche di dëkk foofu kon ñooñu jar nañoo jàppale monsieur le maire jàmbaar la lool mais ku ko jàppale mu jël parce que situation bi metti na. ñu remercier tamit Aly Ngouille Ndiaye. bu baax a baax. monsieur le ministre de l'Intérieur waaw sànq rek déggante nañu. ba mu wax ma ne mi ngi commencé di déployer tamit sax ci yeneen côté yi nga xam ne ñoom it manqué woon nañ ay moto pompe ak ay flexible démb ma demoon fa ak sous-préfet ñu waxtaan ak waa quartier yooyu ñu fexe ba mu jot information bi mais tey rek def na réaction ndax moto pompe yi mu fa waroon yóbbu ak flexible yi yegsi na ba yëg naa ko woo naa ko sànq sax di ko wax ne jot nañu matériel bi kon moom it ñu ngi koy sant bu baax. ministre envoyé naa ko message sax moom tamit. Omar Gueye aussi ñëw na fa barki démb monsieur le ministre Omar Gueye ñëw na fa barki démb moom tamit vraiment def fa benn tournée. xool lan la ñu war a def pour gën a jàppale Kër Massar vraiment moom tamit ñu ngi koy sant Mariam Faye Sall aussi la même chose indi na fa ay moto pompe indi na fa carburant la première dame vraiment jàmbaar la moom tamit te loolu rek vraiment la ñuy xaar si ñoom Sénégal dañu war a am solidarité su kenn nekkee si coono du man rek maa nekk ci coono sax mais xëy na région de Dakar man maa ci ëpp coono war nañu ñëw taxaw te ñu ngi ñëw di taxawu kon ñu ngi sant gouvernement bi yëpp commencé ko ci président ba ci suuf directeur LONASE jàmbaar la agent mi tamit jàmbaar la ñu mairie bi aussi bàyyi du ma leen bàyyi parce que chaque foo dem mu nekk point focal di nga fa fekk benn agent mairie mu sol yëre ñu bind ci commune de Kër Massar mu nekk ci biir ndox ñi di fa yendu di fanaan tey jii fii ñu leen di wan télé nii Zodiac gi di dem Omar Ndaw moo fa nekk agent mairie la bi ñu amee problème pour brancher moto pompe yeeg nangam moom laa indi service technique gu mairie bi la bokk tey moto pompe ya fay tàkk yëpp muy 800 muy 1000 lu mu mënti doon mooy technicien bi nga xam ne tey moo koy gérer. moo leen taal moo koy gérer. jërëjëf monsieur le maire encore une fois dañu koy rek jaajëfal di ko bàyyi mu delluwaat ci waar wi parce que ni mu leen ko waxee rek suba ngoon guddeeg bëccëg mi ngi ci terrain bi commune am yaatu na ñëpp mënu fa egg mais li am solo mooy lu mu mën ak conseil municipal am ñu ngi koy def li ci des nag. état moom moo war a taxawu Kër Massar jàppale leen wax na ko léegi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye wax na ne yokk na moyens yi mais lu ñu gaaw waa Kër Massar xeeb ko jaa ngeen jëf mbënd mi action nii lay demee bés bu nekk à partir de 21h wala 20h45 dinañ dalal benn maire suba le maire de Gounass Guédiawaye Médina Gounass ci Guédiawaye du monsieur Baydi Ba moom la ñuy dalal fii incha allah moom tamit waxtaane goxam jaa ngeen jëf nii la rek ak le groupe E-Media.